une heure di benn waxtu jot ca Ngor ak ca Wakaam ñu di ko génn ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou Diène. li ci gën a fës ndaje waxtu wi diggante ministre de l'intérieur ak parti politique yi yenn ci parti opposition bi teew nañ fa waaye nag bokk ci Barthélémy Dias maire Mermoz Sacré-Cœur ne li jiitu mooy ñu bàyyi Khalifa Sall teg ci tam setal Karim Wade waa société civile d'accord ñu ci xalaatu dàq élection locale yi di wootey gox-goxaat yi ñu xam ne nguur gi dafa war a sàmmonteeg li di calendrier électoral bi weex ci tey coow am ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès di lu jural lorange malade am ndaje dox waxtu wi diggante directeur hôpital ba ak liggéeykat yi nga xam te ne neexawuñu jamono ji askan wi rafetlu lool dogal bi jëm ci ministre de l'intérieur mën na wolu gendarmerie saa su ko laajee ñu gis ne loolu dina gën a yokk seen karange xibaaru bitim réew Georges Dethié Diop lañ ci àndal Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndiogou Diène. ñu ci gën a fës. daañu dem ba ca Ghana foofee lu toll ci fukki nit yu ñu jàppee ay woy fippu lañ ñoom la ñu teg loxo liñ leen tuuma gi ñu teg ci seen i ndodd moo di dañoo bëgg a déclarer indépendance su penku ba réew ma tuddee ko lii di Togoland occidental ca Togo moom adopté nañ député yi def ko réforme constitution ba mandat président ci ñaar lay xel di yemmati du am ñetteel ñi nga xamante ne ñoo nekkee ci assemblée nationale ba juróomi at jëm ba juróom benn lañ fay mën di def te itam daañ ko mën a renouveler ñaari yoon mandat bu Faure Gnassingbé nag bokkul ca mbir ma ca Vatican Pape François génne ab dogal mu ne ñi nga xamante ne ñoo di l'abbé yi faw léegi dañ leen ci obligé ñuy fësal yenn mbir yi nga xamante ne maanaam abus sexuel lañ ko tuddee bu fekkee ne am na. ba ci kanam ci yaatal gi Georges bu ñu ci noppee tàggateeram ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndiogou Diène. loo indi. wàllu football danañu ko daal di waxtaane ak quart de finale coupe du Sénégal senior tey jii ci ngoon la ñuy jot a amal match yëpp waaye ci gën a fës nag ci sa Alassane Djigo bu Pikine lay daal di amee bu ci mel ni diggante Gorée ak Jàmbaar ñaareel ba diggante ñaari tali ak ñi di waa Linguère bu Saint-Louis bu loolu weesoo football Angleterre danañ ko waxtaane ndax jamono gi dafa mel ni ñoom ñoo daal di xew ñaari équipe Angleterre ñooy daal di final li nga xam te ne moo di Ligue des champions te boo mooy tamit Ligue Europa noonu lay demee ba tax na ñu daal di samp ab laajte ngir mën a xam ndax équipe Angleterre yi daal wala football Angleterre dafa dominer li nga xam moo di football européen tontu lekk kii di Soda Thiam danañ ko daal di jeexalee ko wàllu basketball ak lii di play off yi ci wàllu góor ñi programme bi danañ ko daal di yeggal ni ko tey jii ci stade Marius Ndiaye. ba ci kanam sëñ Cheikh buñ ci noppee jeexalee ko yéenekaay yi gannaaw xibaar yi beneen ponk di nag taarix Ramadan di xibaar yi ñeel koor gi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nestu dinañ ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. Aliou Ba moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu dellu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru digg bëccëg dañ koy door wàllum politique ak ndaje bi nga xamante ne mi ngi am jamono ji jëm ci wàllum waxtaan diggante ñi seq géew politique bi li waxtaan nag di terme de référence li ñuy tënk ngir nag après war cee waxtaan ci dialogue bi ministre de l'intérieur di ci dal parti politique yi ak kuréel yi bokk société civile dañuy dem fa mbir yi day xewee fekk fa suñu reporter Mouhamed Alimou Ba Alimou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji. nan nañ mën a jàpp ci ndaje bi. waaw lu ñu ci jàpp rek mooy que très rapidement ndaje mi sànq la jeex ndaxte nekkuloon loo xamante ni dañ doon préparer rek terme de référence yi ndaxte fu mu toll nii dañ doon waxtaan ak parti politique yi teg terme de référence yi su ko defee ñu mën leen préparer def ay amendement d'ici le 15 bi di ñëw ñu mën a gisewaat le 16 ak ministre de l'intérieur su ko defee ñu mën a xool lan la ñuy naka la ñuy préparer kon dialogue national bi war a am le 28 ci loolu nag terme de référence yi ñu fàttali ko ci wàllu évaluation élection présidentielle 24 février 2019 ci wàllu volet mise en œuvre loi du parrainage ci wàllu fichier électoral bi naka noonu itam modalité organisation élection locale yi parrainage caution mode d'élection ñu xoolaat itam modalité détermination un chef de l'opposition loolu it nag ay proposition kese la ku nekk mën na ci jël su ko defee ñu mën ko préparer def ay amendement balaa le 16 bi di ñëw ñu war a gisewaat ci loolu nag am na ay nit ñoo xamante ni jël nañ parole ñoom Amsatou Sow Sidibé ñoom Decroix ñoom Issa Sall moom li mu jëlee parole nee na nag moom lu mu jàpp mooy balaa ñuy teg kon kii yu ñu terme de référence yooyu waroon nañ
am ay personnalité boo xamante ni personnalité consensuelle la su ko defee ay personnalité indépendante mu ba concertation yooyu ministre de l'intérieur bañ ko jiite su ko defee ñu mën a xam daal fu ñu jëm ndaxte ñoom jàpp ñu ni ministre de l'intérieur Aly Ndiaye mu war na kon teewee ci discussion yooyu moom loolu la njëkk a wax kii di Amsatou Sow Sidibé nee na moom tamit jàpp na ni dialogue bi baax na waaye nag il faut ñu am suivi comme nu mu ko yàgg waxee ci loolu nag kii di Benoît Sambou ci majorité Benno Bokk Yaakaar wax na nee na nag booy dialoguer waroo indi ay conditions ndaxte boo indee yooyu boo deful attention ay problème nga indi wala sa nga dugg ci lu ñuy woowee politique chaise vide kii di ministre de l'intérieur balaa muy tëj nee na nag moom ubbeeku na ci dialogue bi képp koo xamante ni indi nga ay proposition dañ koy examiner le 16 waaye nag politique chaise vide moom jàppul ni loolu baax na ndax balaa ngay discuter il faut nga am ñaar ñett wala lu ëpp loolu su ko defee ñu ñëw ku nekk indi ses propositions looloo gën daal nga bañ a nekk fële di wax comme nu mu PDS nu mu koy defee. ñu jërëjëf Mouhamed Ali mu baax kan nu fàttali ne kon ndaje bi waxtu wi kon jeex na le 16 kon la ñuy dajewaat ngir wëyal waxtaan yi yokk ci tam ne waa PDS ñoom kon teewuñu ci ndaje boobu waa PDS wéy ba léegi di dingat Aly Ngouille Ndiaye ca ministère de l'intérieur tax sax li ñuy sàkk mooy ñu bàyyi Khalifa Sall mu génn kaso naka noonu tam ñu daal di xoolaat atteb kii di Karim Wade keneen koo xamante ne teewul woon tam ca ndaje ba di Barthélémy Diaz moom maire bu Mermoz Sacré-Cœur ne nag dafa am lu jiitu mooy nag ñu bàyyi Khalifa Sall mu génn kaso naka noonu tam seetal Karim Wade ci lépp lu ko yoon di toppee Barthélémy Diaz dem sax bay artu ñi nga xamante ne ñoom la ñu àndal ci wàllum politique lëngoog ñoom ne nag ku ci dem nag loolu mën na sax dem ba indi tàqaloo seen diggante ñu déglu Barthélémy Diaz. Sénégal fu mu tollu tey soxlawul dialogue politique lu Sénégal soxla tey mooy dialogue national te ku woote dialogue national munoo daanaka bañ a woo syndicat yi parce que tey Sénégal daanaka yàlla baaxee nañu gaz yàlla baaxee nañu pétrole yàlla baaxee nañu ay mine te suñu amee loolu yëpp président Macky Sall taxaw jàkkaarloo ak travailleurs yi liggéeykat yi ne leen daanaka du am augmentation ci seen salaire duñ ci gis seen bopp du ci am benn xéwal kooku tamit xel mënu ko nangu moo tax ñu ne ñun dialogue nangu nañu que Sénégal dëkku dialogue la dañu doon waxtaane lépp wante dialogue te am ay conditions te tant que Khalifa Sall mi ngi ci kaso bi dañu jàpp ne ni ñun suñu place du ñoo waxtaan ak nguuru Macky Sall bu ci tegu tamit mooy tant que Karim Wade ak PDS ñu ngi leen di chantage bu ñu leen di chantage ñun mënuñu gis suñu bopp ci benn dialogue parce que Sénégal dañ koy pencoo te ñoom lu ñu gis ci ñoom tey nguur gi mooy dañuy jéem a xool nu ñuy pàccoo Sénégal ak ñu nangu pàccoo Sénégal ak ñoom te ñun ànduñu si loolu bu ci tegu tamit ñu bokkal coalition Idy 2019 ak ñu ngeen xam ne ni bokk nañ ak ñoom Front de Résistance Nationale wax nañ leen mënuñu bokk te mënuñu ànd ak kuy nangu bokk ci dialogue bi te Khalifa Sall nekk ci kaso bi loolu képp ku bokk ci ñun te nga nangu ànd ak Macky Sall waxtaan ak Macky Sall te Khalifa Sall ngi ci kaso bi daanaka lu ñu jàpp mooy yow yaa initié rupture bi suñu diggante. mu nekkoon Barthélémy Diaz di maire bu Mermoz Sacré-Cœur des ba léegi ci wàllum politique ak ñii di waa société civile ñoom nag dàq bépp xalaat bu jëm ci nag pousse élection locale yi ñu jàpp benn fan ci weeru décembre nee na app giñ ko jàpp nañ ko ci amal kuréel société civile yi geneen wàll nag ñu ñaawlu doxalinu nguur gi ci wàllum wooteek waxtaan gi nga xam te ne moom la woote neen nañ ko doxalee du noonu Valdiodio Ndiaye bokk ci sunu élection moo doonoon tey ganu ko RFM matin Salimata Aw coordinateur sunu élection bi bougéwul ci mbir mi société civile bi moom dafa dàq lépp lu jëm ci wàllug ajandi élection locale yi Valdiodio Ndiaye. au Sénégal nañuy respecter affaire boobu nañu bàyyi bu tooyee ñu changé ko ngelaw bi bu fooree ñu changé ko wala benn et cetera c'est-à-dire calendrier nan nañ mun a toog ci réew moo xam ne ñëppay day leer ci bopp ñëpp ne déjà que même les conseils normalement c'est au mois de juin que ça devait se tenir les élections locales parce que déjà ñu ngi koy pousse di ko pousse. Nous avons une administration électorale très compétente loolu c'est pas un argument qui tient la route. local yooyu nag dina bokk ca ponk ya nga xamante ni moom lañ nar a waxtaanee ci dialogue bi am diggante jëriñ gi ñu dénk wàllum biir réew mi ak parti politique yi wante dialogue boobu ca njalbeen la am lu ca raté. Président Macky Sall am na ay leviers yoo xam ne permettre na ko mu contacter directement les acteurs politiques au-delà des déclarations d'usage. bu ñu fàttaliku Abdou Diouf nu mu doon doxalee
Ablaye Wade nu mu doon doxale c'est-à-dire doon nañu dem à un certain niveau au-delà déclaration yi gouvernement bi dafa am problème de méthodologie ak de démarche. beneen doxalin boo xamante ni kii di coordonnateur suñu élection bi rafetlu ko mooy ni ñu dindee poste premier ministre bi te joxeb lay ni dañuy def wàllum fast track loolee neexu ko benn yoon. On a vu comment il a construit la route Dakar jusqu'à Mbour très rapidement avec son premier ministre et d'autres le PUDC qui a donné des résultats extraordinaires loolu ñëpp ko pour man li ma gën a gëm mooy c'est pour régler des questions politiques internes à l'APR par rapport à sa succession man loolu laa gëm et bu ma ko nëbb c'est ma vision des choses. dialogue national bu dëggu te askan bi gis ci seen bopp loolee la Valdiodio Ndiaye di xaar ak ay saafara yoo xamante ni sénégalais yi itam li leen di metti ñu gis ci seen bopp bu baax. Salimat aw des ba léegi lu soxla wàllum politique ak daaf nga xam te ne am na njiit lu bees muy Fiacre Bruno Léopold Badiane moom di commissaire de police principal newoon ba fii adjoint ka fa newoon mu wut ko di Ibrahima Diallo nga xam dafa retraité moom nag Fiacre Bruno Léopold Badiane kon nekk commissaire de police principal kon moo nekk léegi directeur bu daaf dogal boobu tukkee ci conseil des ministres nag démb du ñàkk si neen xibaar daañu leen a xamal rek moom ci nataalam di Fiacre Bruno Léopold Badiane yeneen i dogal yu tukkee conseil des ministres démb ñu mën cee jàpp gouverneur bu Dakar soppeeku léegi Alhassane Sall newoon ba fii gouverneur bu Kaolack moo nekk léegi gouverneur bu Dakar naka noonu tam directeur opération des élections des opérations électorales Abdoul Aziz Sarr di commissaire principal de police moom tamit nekk léegi kon directeur des opérations électorales des sax lu soxal wàllum ministère intérieur ak nag dogal bi nga xam te ne décret bu ñu jël démb bu njiitu réew mi muy ne nag léegi ministère intérieur am na sañ-sañ ci gendarmerie saa yu ko neexee mën na ko woo mobiliser ko askan wi nag di koy rafetlu bu baax a baax ne loolu dina tax nag ba seenu kaaraange gën a yokk donte sax ñoom ñi ngi ragal nag kujjee gi nga xam te ne dafa am diggante policier ak gendarme wéy ba léegi ñu déglu si reportage yu Koumba Sandiane Faye. lu yees di gendarme yi fi mu ne nii jëwriñ gi ñu dénk wàllu biir réew mi mën na leen a woolu liggéey loo leen bu dee ne sax jëwriñ gi ñu dénk l'armée bi day des di nekk seen njiit boobu lépp dogal bu yees lenn ci askan wi gis ne lu xel mën a nangu la. c'est à saluer parce que police kese mënul gérer yenn manifestation yi. je pense que mesure bu efficace la aussi. pour que nit ñi fu nga nekk nga am jàmm nga am sécurité dama koy rafetlu. lu baax la quoi mais tamit nañu gëstu xool suba lu muy jur. mu bokk ci li tax mu mën leen woolu ab dal am ba réew mi kenn du ko lëmbee Adama Diouf ñu fekk ko mu gaaree otom ba noppi moom li mu gis di président Sall bu doxalee ni lu mel daf di réew mi yitte woon na ko. ñu dañ ko fal ci loolu. nan lay organiser sécurité am nan lay organiser ay frontières am nan lay organiser ay nitam ba ñëpp boo tëddee nelaw boo yeewu mën a dem liggéey mën a jàngi du am jafe-jafe kooku ci responsabilité am la. ñu doxas tuut ndongo li di biiral yittewoo gi li ko waral daf di askan wi dañ leen war a aar ci seetlu jamono ji agression ko fitna bëri na ci réew mi. Ifra ba xool nañ ni gendarmerie mu ngi fi police mu ngi fi et que ça n'empêche pas que insécurité bi muy gën a yokk de jour en jour ñu ngi dégg ay agression je pense que mesure bu efficace la aussi c'est pour mieux assurer la sécurité des Sénégalais. police ak gendarmerie mën nañu liggéey boole seen doole donte léeg-léeg ñuy wax ne dañuy maslaa rek ku seen diggante neexut. est-ce que boole leen tamit du andiyaat yeneen fitna. président moo leen di organiser moo leen teg ku ne nga xam loo war a def ak loo mënta def loo sañ ak loo sañut matukaay yi mat dina ko jël mu war du am jafe. gisuñ ci lu bon quoi je pense que waaw ensemble ils vont pouvoir coopérer travailler ensemble. bi la dogal bu yees ndax daf di ne dañu jëm ci boole police ak gendarmerie ni ñu ko doon wundee ci bu yàggut dara askan wa gis ne luñ ci mën a def na doon njëriñu askan wi leen jiital. Koumba Sandiane Faye ak lu ci mënta am ba fii nag ñu leeral ne gendarmerie kon ñu ngi ci tutelu ministère forces armées ñoom ñoo leen yilif ba léegi donte sax ministre de l'intérieur am na sañ-sañ wolu leen saa yu ko soobee 1h tegal fukki minutes ak ñett. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wér te wóor. wéy ci xibaar yi wax ci leneen wàllum wér-gu-yaram ak nag hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène di hôpital régional bu Thiès foofu nag directeur ba ak ñi di liggéeykat ñoo jaaratul tool weer a ngi nii loolu gàllankoor liggéey ba foofu la ci l'hôpital ba di loo xam te nag malade yi ak ñañu àndal yëg nañ ko bu baax a baax li ñu bëgg jamono ji nag moo ñu daal ci jukko saafara jafe-jafe yooyu am ci l'hôpital ba ci nu mu gën a gaawee Cheikh Anta Diop. ñu ngi fii ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès daanaka way feebar yi ñi ngi dugg ko génnaat.
laa ko waa. faju nga pare. te wax mu ñaan la dégg nga. di nga wër ak jàmm dégg nga ni grève bi nag. moo ñu sonal de chaque jour grève ñu ne jàmm leen ñëwaat la nii rek. service yu bëri de daanaka ñu ngi topp grève bi liggéeyuñu rawatina ñi yëngu ci wàllu paj mi bokk ci syndicat bi du SUTSAS daanaka boo demee ca urgence foofu way tawat yi ña nga fa fees dell way tawat yi nee nañ li ñuy naqarlu moom mooy grève bi dafa yàgg lool. sa yaay Diallo vraiment am na lu muy def ci maladie parce que bon comme nga yor sa malade toog ñu war koo fajuñu ko te yow fii rek nga yaakaar boo ñëwee day xaw a miti. yow fan nga jóge. waaw man maa ngi jógee Mbour 1. yow yàgg nga. am na taawalo. grève hôpital musta baax ci àddina lépp parce que fii ku sonn rek fii ñëw foo xam ne yow soo sonnee fa nga jub waaye ma ne nañ ci gaaw lijjanti ko te yàlla dimbali la. kii Kayar la jóge ñu ngi ko fekk ci service traumatologie orthopédie moom nee na doomam la fi indi woon dimanche ba léegi. maa ngi fii depuis dimanche fajaguñu ko ba léegi ñu ngi woon urgent fii nañu koy indi barki démb xaleel la waa. mais dimanche ba léegi kenn faju ko. déedéet kenn faju ko te dafa metti nu dawal yërmande am lu nu bàyyi ñii tamit am lu nu bàyyi bu ko defee kenn ku nekk nekkaat sa liggéey. am ndaje daañu ko door tey ji ci suba ci diggante directeur hôpital Amadou Sakhine Ndiéguène bu Thiès partenaires yi ak ñii di grève bootu ci syndicat bi di SUTSAS daañu waxtaane ngir fexe nag indi saafara ci grève bi nga xamante ne weere nga nii muy am fii ci hôpital Amadou Sakhine Ndiéguène bu Thiès. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop kon ndaje boobu ñu ngi ci jamono ji diggante kon directeur bu l'hôpital ba ak ñii di waa SUTSAS ngir fexe nu déggoo di amee seen diggante su ko defee l'hôpital régional génn ci jafe-jafe yi mu nekk jamono ji dem ba diwaanu Kaffrine ñu ngi leen doon wax ne ay courant nag tàmbaliwaat di coupé gox yu bëri ci réew mi di koy joytu foofa ca Kaffrine nag li ñu fa nemmeeku du sax coupure waaye baisse de tension courant day wàcc bu baax a baax ba nga xamante ne ñu bëri dañu mën a liggéey bokk nañ nag ci ñi loolu gën a laal ñii di jigéen ñi neneen mënta ñoo jaay glace ak rat yi ndax baisse tension yooyu Oumar Ndiaye. askan wi yeewa ci diwaanu Kélimane bokk ci commune bu Nganda mer lañu def moo tax ñu wàcc ci mbedd mi di ñaawlu néew doole gi courant bi néew doole ci seen gox boobu. fii ci Kélimane courant bi baaxut santut yàlla imagineel nga woor ba ngoon war a naan ndox mu sedd sa glace gi baaxul sa frigo bi di daw ngay fay te doo am glace gu baax. ndax frigo lañ yore mbala ñooy fexe ba am ci glace kon ngeen jàppale ñu ci courant bi bii ndox amuñ buy courant amuñ te facture yi seer nañ te jigéen ñi ala fa kuñ mënta jaar dañ. gannaaw jafe-jafe yooyu mi ngoog jamono joo xam ne fii ci doonu Ndoukoumane tàngoor wi tar na fi lool rawatina nag ñu nekk ci jamonoy koor tax na mbuusu glace jamono ji ñu ngi koy jaayee juróom fukki dërëm. mënuñu ñàkk a jaay mbuus juróom fukk ndax courant boo takkee ndox mi dana am juróomi fan mu doog a nekk ndox mu sedd kon nag man laay ñàkk a jaay ndox mi mbuus juróom fukk métti na lool nag suñ côté ñun ñu koy jënd ndax yoruñ xaaj bi. sonn nañ torop ndax ñun lii si la ñuy daan suñu doole si la ñuy yëngu wàllu frigidaire yi weeru koor bu jot nag dañuy gën a sonn waaye ren moom dara zéro lañ taxaw ren moom ndox buñ naan sax amuñu. lu ni mel nag moo tax ñuy sàkk ci autorité yi ñu gaaw saafara seen i mbir ngir ñu gën a mën a ñoŋal seen dundu. Kaffrine Omar Ndiaye RFM. Omar Ndiaye ci mbir moom sax jokkoo nga ci ak ñii di agence Senelec bu Kaffrine ñoom nee nañu nag am na benn transformateur boo xamante ne daañu ko yóbbu ca Kélimane su ko defee mën a saafara jafe-jafe askan woowu di joytu Senelec tamit daal di addu ci gannaaw bi waa Diourbel yi ñoom tamit doo ñaawlu xuy xamante ñi nemmeeku jamono ji foofu la ca dëkk ba ñoom waa Senelec ne dañu nekkoon ci liggéey waaye la tax weeru mee di jeex lépp dina yemb ñoom nag ñu wax ne tamit coupure yi li ko indi woon bokk na ci lakk gu amoon ca gouvernance ba ca Diourbel Lémou Faye moom moo jiite service distribution Senelec bu Diourbel ñu déglu ko ci micro Babacar Diouf. courant coupé na fan yi Diourbel yëg nañ ko mais am na lu si taxoo si condition température bi ne si biir bi ñu constaté si fan yi Diourbel ak li ko wër yu teg ay 46 degrés et aussi fekk ñu nekk sur le programme préparation hivernage di coupé pour dagg ay garab di coupé pour entretenir suñu installation yi amoon fii défaut bu taxoon ñu coupé courant bu dëkk bi ndax lakk ba amoon Diourbel loolu daal mooy li tënk ne amoon nañ fa ay coupure mais du coupure parce que Senelec dafa am jafe-jafe togg wala jafe-jafe transport waaw c'est circonstanciel et on est en train de dérouler un programme de maintenance ñu masawoon ak clients yi bu fa daje tàngoor mu tàng ku ne xam nga su tàngee courant wu 2 minutes bu coupé rek ça va faire ses effets. Gouvernance dañu isolé woon rek pour sectoriser ko bon waaw amoon nañu pataar benn ak tàngoor bi benn fil bu doon laalante kii bi naaj bi dañ ba tàng technique la nag moo tax peut-être mënuñu egg si débat yi waaw ñu ngi déroulé programme de maintenance bi et pour Diourbel dinañu pare durant le mois de mai biir mois de mai waaw loolu moom vraiment waruñu sax ne di wax di si toog daal parce que mënul nekk waaw dundu institution continuité la donc waaw te vraiment amuñu benn problème de système vraiment problème de système amu si c'est des situations nit mbir yu am la si heure bii rek mu tombé ni tàng na nit mënut a muñ courant bu coupé.
RFM bitim réew. xibaaru bitim réew Georges de ci Diop lañ cànnal dox ko ak réewum Ghana foofu nag ay séparatiste lañ teg loxo ca dëkk bii di o ak la ko wër. li ko diggam ak capital ba di Accra téeméer ak juróom fekki kilomètre la police xam leen ni arrêté na lu toll ci fukki nit ñoom daal ñu ne dañu bëgg jël indépendance jël penkub réew ma ne day jël indépendance foofu ca Ghana tuddee ko Togoland occidental police yokk ci ne itam nit ñooñee nga xamante ne ñoom la ñu jàpp ñu ngi bokk ci groupe bi siiw lool ñu tuddee ko Homeland Study Group Foundation bi nga xamante nag tegal na fi ab milice dimanche gi ñu weesu juróom-ñetti nit ca bërëb boobu ba léegi moom la ñu teg loxo li waral ñu teg leen loxo itam moo di tuuma yooyu alaaj njóogu jël réew ma Togo assemblée nationale ba daal nañ voté ay coppite ca sartu réew ma. loi ba day yemale mandat yi ci constitution bi juróomi at yi nga xamante ne benn yoon rek nga ko mën tolanti moom nag biñ defee noonu mën nañ jàpp ne Faure Gnassingbé mën naa toogaat ci pouvoir ba ci atub 2030 ndax mandat yi nga xamante ne moom lay dawal jamono ji constitution bi jël ko en charge daal ñu déglu Jean-Paul Ndour ci ay leeram. député wu Togo yi adopté nañ démb loi bi dugal ci constitution bi limitation wu mandat wu njiitu réew mi Faure Gnassingbé ci juróomi at yoo xamante ne benn yoon lañ ko mën a renouveler mandat yu mu jot a def ak bi mu nekk di def nii bokkul ci coppite yi am ci constitution bi loolee di mandargaal rek ne njiitu réewu Togo Faure Gnassingbé mën na amaat yeneen ñaari mandat toog ci boppu réew mi ba 2030 ci 91 députés yu teewe woon vote projet loi bi ci parlement bi 90 ñoo ko voté projet de loi bi jot na échoué ñaari yoon ndaxte amuñ woon majorité ci yeneen coppite yi ci constitution bi bokk na ci ne léegi ñaari pàcc mooy am ci élection njiitu réew yi nar a am Togo mandat wu député yi léegi juróom benn at la yoo xamante ne mën nañ leen a renouveler ñaari yoon Faure Gnassingbé 2005 la agsi ci bopp réewu Togo gannaaw ay élection yu bëri woon coow lool mandat wam bi juróomi at la mu ngi nar a jeex ci 2020. Jean-Paul Ndour Georges ñu wéy dem ba Afrique du Sud wax ci wote yéen fa doon amal démba fi mu toll nii nag ñu ngi woon xob yi. ñu jàpp ne sax boobu mooy waa ANC ñooy jël ndam la congrès national africain ndax résultat yu njëkk wadd ñu ne ANC nekk ca nguur ga atum 1994 ba léegi moo ne ci boppu ga li tukkee ci mbañ gàcce yi Daouda Diouf. ginnaaw résultat yi nga xamante ne daal résultat partiel yi commission électorale nationale bi génne ko ca réewum Afrique du Sud li ñu jàpp nag mooy parti bi nga xam ne moom la ñu wax ANC moom moo jiitu ndaxte li ñu jàpp nag mooy téeméer boo jël juróom fukki ak ñeent yi daal ñoom la ñu àndal ki ci topp nag mooy alliance démocratique bi nga xamante ne moom moo jiitu ci opposition bi moom téeméer boo jël am na ñaar fukk ak juróom-benn ak li ci topp moom nag moo jiitu lool yi nga xamante ne moom moo nekk parti bi nga xamante ne daal moom dañ koy wax parti radical la bu gauche bu nekk combattant liberté économique ñoom nag téeméer boo jël juróom-ñetti la ñu am ANC nag ñu jàpp ne nag ci atum 1994 nag la taxaw ca Afrique du Sud ko taxawal di Nelson Mandela boobaak léegi nag moom mooy ëpp doole fa nga xamante ne moom assemblée nationale moom nag gis nañ ne ba ñu tànnee élection ca réew ma ba léegi daal moom moo koy gagné ginnaaw nag bu ñu xeexee apartheid ba parti ba falu ca 1994 ANC nag moom gën na sax am doole ginnaaw ki nga xamante ne moo nekkoon président Jacob Zuma nag dañ koy tuumaal ay lubaj yu mu fa defoon ñu gis nag ci Afrique du Sud moom ren ñawote dañoo gën a néew bu ñu ko méngee juróom at ci ginnaaw ba ñuy tànn député yi ndaxte ren li ñu gis mooy téeméer boo jël juróom-benn fukki ak ñeent yi ñoom ñoo wote ñu gis nag loolu néew na atum 2014 téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak ñett yi ñoom ñoo wote wante nag ñu jàpp ne ci réewum Afrique du Sud député yi ñoom ñooy fal njiitu réew. Daouda Diouf ca Maroc ñi ragal ay rëq-rëq naram ci njàng mi. juróomi syndicat ñoo jël dogal na dañuy dem grève fukki fan ak ñeent jëm ba fukki fan ak juróom ci weeru mai gi ñu nekk nii te itam dañuy yëglu diirug koor gi yëpp ñoom li ñu bëgg moo di gouvernement bi sàmmonteeg déggoo gi nga xamante ne xaati mën na kook ñoom Xadim Mbay ayu bés bu nar a tàng loolu ci jawriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci njàngale mi di Zaïd Amzazi jàngalekat yi dañoo fas yéene banque seeni loxo ngir ñu dégg leen juróomi syndicat yi nga xam ni ñoo gën a am doole ci enseignement ñoom ñooy fas yéene dem grève ñaari fan yemoo 14 ak 15 mai bi ñu tëgmal ministère de l'éducation nationale fulaaluñu waaye te itam day gérer mal dossier bi nga xam ni moo ñeel suñuy revendication yoo xam ni 2011 ba léegi mi ngi fii ki waxee noonu di Abdirazek Al Idrissi moom mi nga xam ni moom mooy njiitu fédération nationale de l'enseignement
di xamle ni saa yu ndajeeg ak ministre dinañ waxtaan mu xamal ñu nekk ci dëgg waaye du am ak coppite gannaaw wala waxtaan mu mel ni kon seen muñ dafa daal di àgg ci ab limitam ba tax kon sax nee nañu samedi gu ne ci weeru wi ñu nekk di weeru koor gi dañu amal ay yëngatu ci royaume bi yépp fexe ba seen liggéey seen condition gën a ñoŋ waaye teyit engagement bi nga xam ne moom la état bi jël mu respecté ko te itam grévistes yi maanaam enseignants yi nga xam ne ñoo ponk seeni salaire ñu delloo leen lépp Khadim Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. Khadim Mbaye Georges dañuy wax léegi ci dogal bi nga xam te ne njiitu jàng bi ci àdduna Pape François jël na ko. moom jàpp na ni ñi nga xamante ne ñooy l'abbé yeeg religieuses yeeg maanaam sœurs yeeg frères yi léegi faw te dañ leen ki obligé ñuy fësal soupçon yi nga xamante ne wala bu fekkee ne njort am na ci wàllum agression sexuelle ak itam harcèlement waaye itam lépp lu jëm ci li ko xaw a méngool ñu yégal ko jàngu gi tey ci suba le Pape François xamle loole législation boobee ci mbir moomee mu ne itam diocèse yi ci àdduna bi yëpp dañ leen obligé diiruga benn at ñu tegandi fii ab jumtukaay gi nga xamante ne dana tax ba askan wi saa yu ñu gisee dara ñuul na ñu dem xamle ka te dañ leen di jox diirug 90 jours maanaam juróom-ñeenti fukki fan ngir ñu saytu mbir moomee alaaj Njoogu Jeen. jaajëf Georges ñeen ak jàmm. RFM Sport. tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne Channel sëñ Cheikh dañ koy door wàllum football ak quart de finale coupe du Sénégal ci senior yi tey ci ngoon la. waaw tey jii lañu koy daal di amal ba ca njëkk nag ñu koy amal ci stade Alassane Djigo bu Pikine ci bu 15h jotee diggante Gorée ak Jàmbaar lay daal doon ñaareel ba tey ci stade Alassane Djigo 17h diggante Ñaari Tali ak ñi di waa Linguère bu Saint-Louis stade Ngalandou Diouf bu Rufisque 16h30 Teungueth FC dana fa tas ñi di waa Oslo di club national 2 stade Mawade Wade ca Ndar 16h30 diggante Université Gaston Berger bu Saint-Louis lay daal doon ak ñi di waa HLM Grand Yoff ñu daal di waxtaane ñi di SNEPS bu Thiès nga xam te ni fi toll nii jekku nañu loolu ngir daal di yéeg ci wàllu première division bi ñoom nag lu waral lu ni mel moo di liggéey bu xarañ bi nga xam te ñu ngi ko fay daal di amal bokk na ci itam collaboration bi nga xam te ñu ngi koy amal yenn ci structure si mel ni académie Smatch mi nga xam te ne ca France la daal di ne ñoom nag di ab coopération bi nga xam te ni daal daanaka ku ci nekk gis nga ci sa bopp moo di gagnant gagnant ba tax na sax am na ñi nga xam te ni daal ña ngay njort ni danañ fi bawoo daal di dem ca biti réew ngir daal di kon bokk moo nay seen talent foofu la dañ ci daal déglu président Smatch Academy di Nicolas Benichou. En jouant avec un maximum de jeunes joueurs. boo xoolee ñun suñu équipe dafa bëri ay jeunes ba tax na dafa di mbir mi nga xam te ne yittal nañu aussi suñu diggante ak ñi nga xam te ñoo di suñuy partenaire boo xoolee équipe première bu SNEPS Excellence bu Thiès mu si bëri ci ñoom voilà ay ndaw lañ te si ñun la ñuy faral di jógee ay équipe yu mel nii ay jàmbaar yu Saly wala ñi nga xamante ne ñoo di waa Génération Foot ñoom bokk nañ si ñu xàll yoon bi ba tax na ñun ba ñu ñëw itam daal daanaka daal dañoo gën a fital léegi nag gis nañu ni que SNEPS Excellence nag jafe-jafe bi nga xamante ne am nañ ko ak suñu partenariat ak ñoom moo di communication bi dafa xaw a suuxee ba tax ni fi mu toll nii ñun danañ esté ci biir moomu la ndax am na ay joueurs yu bëri nga xamante ni bawoo nañ fi daal di wutali biti réew te si ñun ñii lañ daal di jógee daanaka ñu bëri xamuñu ko léegi nag loolu la ñoo fas yéene rectifier ngir fexe kon bokk ni ñu gën a ñoŋalee suñu diggante ak ñoom ngir bu ko daal defee daal lépp li nga xamante daal ñu ngi koy séntu ci gile partenariat yàlla defal ñu ko léegi nag lu ci des moo di liggéey kese la te loolu nag dañ def suñu kéem kattan ngir fexe kon bokk nu mu àndoo ci nu mu gën a de créer des partenariats en fait avec le club sénégalais. Cheikh wàllum football ba léegi waaye ca bitim réew Angleterre wane boppam nag ca tugal ndax gis nañ ne Tottenham ak Liverpool li ñu def remontada yi qualifié finale Ligue des Champions tey ji Europa League ñaari équipe Angleterre tamit di ci demi-finalu mel ni Angleterre mi ngi wane boppam. waaw ñu ngay wane seen bopp ba tax na ñu daal di xëy samp ab laajte ngir mën a xam ndax waaw wala déet football Angleterre dafa ñëwaat dellu si waat ci kanam roppi ñi nga xam te ne ñoom ñoo leen rawoon loolu nag dañ ci ànd ak Soda Thiam mi nga xam te ne jot na seq waxtaan ak ñenn ñi nga xam te ne seen xam-xam dafa màcc ci mbir mi. lu ñeel demi-finalu Ligue des Champions yi mbetteel kese nañ ci am gannaaw ba ñu gisee remontada bu Liverpool def beneen club anglais itam def na li ñu mel mu di Tottenham ci loolu nag ak laaj di sampu ndax championnat anglais bi léegi dafay dominer football européen bi technicien bii di Djibi Fall di ñu xamal ne lu nu mën a jàpp la. football bi ñu daan def mooy football bi nga xam ne c'était un jeu très direct mooy maanaam dañuy jël sànni ci kaw daal di njëkkante deuxième ballon yi mais tey boo xoolee entraîneurs yi nga xam ne ñëw nañu indi beneen football la football boo xam ne dañuy teg bal bi non seulement di football di xalaat waaye it football boo xam ni
dafay engagé wu maanaam détermination dem ba jeex la daal te loolu aussi dafa am solo ci football tey pour mën a gagner ma jàpp ne rek ñaari équipe yi nga xam ne tey dem nañu final ci Ligue des champions bi wane na ko. naataangoom bi di Badara Sarr nag moom giseewul ni mel technicien wu Casa Sport bi nag daf ñu xamal ni teel na ñu jàpp ni championnat anglais bi mooy dominer Europe. ñëpp dañu leen waxoon ni toog nañu donc ñoom sur le plan technique sur le plan football ak lépp demoon nañ ba xam ni am nañu ay limites presque ñëpp joxoon nañ leen ni toog nañ mais dañu indiwaat leneen ci football bi loo xamante ni peut-être dafa am doole ci football mooy jàpp te bañ a bàyyi est-ce que loolu rek doy na tamit loolu après peut-être ci année yi di ñëw dañ koy xool est-ce que li ñuy wax feu de paille la wala est-ce que dina continuer loolu mooy question bi nga xamante ni war nañ ko mën a poser wu. ak lu ci mënti am daal ab club anglais moo nar a toog ci boppu footballu Europe bi ci saison gi ñu nekk gannaaw ba ñu toogee juróom-ñaari at te gisuñu lu ni mel rax si dolli nag ñu war a xaar ngir xam ñaari club yi nga xamante ni ñoo war a finaalu lu ñeel Europa League bi foofu itam mën nañ fa amaat boo deful ndànk ñaari club anglais. ñaari club anglais yooyu nga xamante ñoo ko jekk loolu moo di Arsenal bi nga xamante ni tey jii ci ñaareelu match bi di match retour seen diggante ak Valence foofu la ca Espagne danañ daal di jogante match aller bi nag ñi di waa Arsenal ñoo ci amoon ndam ñetti bal ci benn beneen équipe Angleterre moo di Chelsea mi nga xamante ni ca match aller ba ca Allemagne jotoon na match nul ak Francfort un but partout waaye tey jii nag ñoom waa Chelsea ñoom ñooy dalal ñii di waa Francfort foofu la ca Londres alaaj ñu daal di wax ci leneen muy wàllum basket fii ci biir réew mi. wàllu basket la ñuy waxtaanee moo di championnat bi di national 1 play off di ñi nga xam dañuy xëcc ñu daal di jël lii di titre champion tey jii ci ngoon la ñoo fas yéene kon bokk yéegali yi lay jogante ñaar yëpp ci stade Marius Ndiaye bu njëkk ba 16h diggante Douane lay daal doon ak Saltigué ñaareel ba 17h30 diggante Asfa ak ñii di waa Duc ni ki démb nag ñi nga xam te ni ñoo di waa Saint-Louis basket club daal dañoo am ndam seen digg ak ñii di waa AS Ville de Dakar 84 à 45 beneen ba nag moo di Union sportive de Ouakam mi nga xam te ni mujj naa am ndam ci diggante mag ñi di waa Louga basket club score 56 à 42 alaaji. jaajëf sëñ Cheikh. RFM li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Serigne Cheikh Béthio Thioune ma ca yowmal xiyam bu ñu moytuwul coowal ndono dana yëngal njabootam gi ginnaaw l'observateur nañu ginnaaw Cheikh bi dem na liy wax ji nag moo di kan moo jiite cantaakoon yi Serigne Saliou Thioune moom Cheikh Béthio Thioune ne waa l'observateur ku ne famille bi dañ doon coowaloo ci mbir yi wax nga lu amul kenn xuloowu fa kenn xëccoowu fa kenn xeexu fa kenn defu fa leneen te it du fa masa am li ñuy ñaan rek moo di ñëpp jàpp ci ngir ñu mën a wéyal liggéeyub Cheikh Béthio Thioune bi journal bi nañu waaye moom Serigne Saliou Thioune li mu wax am nag wuute ak li ñu gis démb ca Medinatul Salaam ne ba nit ña dajee ca kër Cheikh Béthio Thioune nekk ciw tiis nekk ciw naqar moom Serigne Saliou Thioune mu jël kàddu gi doon wax ak ñoom ak doon leen dëfal am na kenn ca cantaakoon yi ku jugoon dagg waxam ja nekk ko fii ci Madinatul Salaam kenn rek moo fi war a wax mu di soxna Aïda Diallo loolee mooy bëgg-bëggu Cheikh bi l'observateur nañu coow la budul woon ak li ñu ko nëpp-nëppal dina ëppi loxo kon leneen dana xewaat ca Medinatul Salaam léegi ko nañu li waa ji wax Serigne Saliou Thioune romb na loolu da ko ne du yow yaa ñu war a jiite Cheikh bi waxoon na lu leer ne woon na nañuy wéy ci ndigalul soxna Aïda Diallo Serigne Saliou Thioune tontu ko ne ko jéemu ma leen a jiite damaa ñàkk sama baay moo tax ma taxaw fii di wax journal bi nañu am na ay cantakun yu àndul ci Serigne Saliou Thioune jiite leen soxna Aïda Diallo la ñu bëgg moom mi ñu bëgg di soxna Aïda Diallo mook Serigne Saliou Thioune seeni photo ñoo nekk ci xët mu njëkku Rewmi Quotidien journal bi nañu mbir yaa ngi bëgg a lëj nag ci ana kan mooy wutu Cheikh Béthio Thioune ci boppu cantakun yi am na ñenn ci ñoom cantakun yi yu taxaw ne Serigne Saliou Thioune du leen jiite ndax Cheikh Béthio Aïda Diallo leen toppaloo anki dina kay nañu cantakun yi jébbalu nañu ci Aïda Diallo Vox Populi mel ne ku naan ko ba mu dee Serigne Khadim Thioune ne Serigne Khadim Thioune doomi Cheikh Béthio Thioune magam Serigne Saliou Thioune la joxoñ moom la ne moo war a wuutu Cheikh bi ne nee na Cheikh bi jóge na fi Serigne Saliou Thioune mi dib taawam ku ko xoolewul Cheikh Béthio Thioune wàcce woo ak li yoonu murid baaxoo Khadim ne Cheikh bi dem na ab taawam moo koy wuutu ñun ñi des ci njaboot gi yépp nag li ñu war moo di jébbalu ci moom di ko tarbiyu tey wéy ci ndigalam Ibrahima Diagne mi yore woon communication bu Serigne Cheikh Béthio Thioune dañu wax ci l'Observateur ne cantaako ni dara mënu leen a féewale moom Ibrahima Diagne it waxtaan nag waa l'Observateur ci lenn ci feebar bi tëraloon Cheikh Béthio Thioune ba yóbbu ko nee na Cheikh bi ñeenti AVC la amoon li am ci xët mu njëkk Sud Quotidien moo di mbiri dialogue politique bi journal bi nañu tey ji ci alxames ji ci la ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye di ubbi wax dialogue national bi président Macky Sall woote waaye moom Aly Ngouille Ndiaye bu muy tuwul dialogue politique bi mu woote tey ji ca Ngor Jaarama dina ci wéet ndax ñi ëpp doole ci kujje politique gi nee nañu duñu ca dem ku ci mel ne Idrissa Seck
Seck bu parti Rewmi ak ñi mu àndal ak it maître Madické Niang ak ñi mu àndal journal bi nañu waa PUR ak gars yi Ousmane Sonko yi di waa Pastef ñoom it ba léegi kenn déggu leen ñu wax ci mbir yi waa parti démocratique Sénégal it kenn waxaale wu leen ne ñoom bañ nañu ko ba démb dañoo defu communiqué ne waxtaan ya bu dee Aly Ngouille Ndiaye moo ko jiite ñoom demuñu ca enquête dina kay nañu opposition bi ci seen jëmi bopp dañoo jaxasoo ci seen bopp ne ñu ci mel ne waa Front Patriotique Défense République ci seen biir am na ñu bëgg a wuy ji ca woote ba am na it ñu ne duñu ca dem kii di Abdoulaye Wade moom nee na bu dee waxtaan yi Aly Ngouille Ndiaye moo koy jiite moom demu ca yónnewu ca bu ñu bëggee parti démocratique Sénégal dem bokki ca dialogue ba dañuy tànn nit ku neutre ñaareel ba moo di ñu génnee Khalifa Sall ci kaso bi ñetteel ba di ñu xoolaat mbirum Karim Wade ni ñu ko attee ak daani ñu gàll ci ndoddam ñu ne loolee bu munut am bu leen kenn waxati waxi dialogue la si ne kay nañu mbette ay muma yuy waxtaan concertation nationale yi tey la war a tàmbali waaye dialogue de sourds la gën a nirool Abdoulaye Wade nee na bu dee Aly Ngouille Ndiaye moo jiite dialogue politique bi moom suur na ko këll kii di Barthélémy Dias it dégg nañu ko mu ne bu ñu libéréwul Khalifa Sall dialogue du fi am l'observateur nañu dialogue bi président Macky Sall woote opposition bi ci réew mi bokkewuñu ci taxawaay waa Front national de résistance ñoom nee nañu dañuy wuy ji waaye ci kaw yi exigence waa parti démocratique Sénégal ñoom gedd waxtaanee carrément ba noppi nag teg ñaari condition la tribune nañu ñetti condition kay la ñu teg benn ca moo di nee nañu Aly Ngouille Ndiaye du jiite waxtaan ya ñaareel ba moo di bala ñuy bokk ci waxtaan dañuy libéré Khalifa Sall génne ko ci kaso bi nu mu gën a gaawee ñetteel ba moo di mbiri Karim Wade dañu koy xoolaat Les Échos nañu Abdoulaye Wade non seulement gedd na dialogue politique bi Aly Ngouille Ndiaye di amal tey ji ngir waajal dialogue national bi Macky Sall woote waaye yamu ca ne da caa teg yàq Aly Ngouille Ndiaye lool weñ wu ca dal dee. li ci yéene kaay Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndaloon ñu koy gërëm bu baax a baax mbokk yi foofu la ñu yem ci xibaar yi nes tut ñu defu parcelle ci la ci gën a fës. alxamis bii di ñëw le 16 le ministre de l'intérieur ak parti politique yi di dajewaat ngir wëyal seen waxtaan yi dox tey jii kii di Barthélémy Dias moom gis ne am na lu jiitu loolu mooy ñu bàyyi Khalifa Sall ak tam seetal Karim Wade waa société civile d'accord ñu ci xalaatu dàq élection locale yi di wootee gox-goxaat yi ñu xam ne nguur gi dafa war a sàmmonte calendrier électoral bi weex ci tey caw am ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès di jural loraange malade yi ab ndaje dox waxtu wi diggante directeur ba ak ñii di waa SUTSAS nga xam te ne neexoo tuñu askan wi rafetlu lool dogal bi jëm ci ministre de l'intérieur mën na léegi woo gendarmerie sa su ko laajee ñu gis loolu nag dina gën a yokk karange ci réew mi mu nekkoon xibaar di ko bëccëg gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ci micro bi Aliou Ba ci machine bi ñu wax rek ne seen émission Tafsir Quran ak Oustaz Taïb Socé tey ji day avancé alxamis bee tax tey 14h di maanaam ci quelques minutes 2h lay tàmbali kon Oustaz Taïb Socé lii di Tafsir Quran di firi alquran ñu ko waral mooy seen émission yoon wi 15h30 16h30 yoon wi tey Hadj Assane di ci dalal tey Serigne Mbacké Ndiaye ne woon porte-parole président Abdoulaye Wade 15h30 lay doon 16h30 laataloon nag 14h kon quelques minutes Tafsir Quran ngeen si ànd ak Oustaz Taïb Socé léegi nag dañuy juk abal kon soxna Nafisatou Silla soxna si ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax léegi nii kon nga dikk ak auditeurs yi ci tariq Ramadan léegi lay doon. incha allah Adja Ramadan kon la nga yàngoo.